Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes digitales. La Reine de l'info, c'est ici. Abonnez maintenant. mbokk internet yi dal leen jàmm ci seen 3 minutes d'info tey di àjjuma yembok ñetti fan ci weeru avril atum 2026 xibaaru bés bi dañ koy tàmbale ak nguurug Sénégal nga xamante ni ñi ngi def liggéey bu mucc ayib jëmale ko ci yoon yi ngir gën a yombal wàllu dem beeg dikk bi ci biir Sénégal ci biir loolu tàmbali nañ liggéey bi jëm ci defaraat pont bu Gouloumbou yoonu Fissel Thiadiaye moom itamit tàmbali nañu liggéey ba yoonu Mbour Thiadiaye bu autoroute à péage bi liggéey ba noppi na lañuy xaar moom moo di ndigalu ko njiitu réew mi su ko defee rek ñu mën koo ubbi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu jëwriñ gi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum infrastructure di Déthié Fall. diwaanu Ndiass teg nañ fa xeer bu njëkk ngir defar fa ab centrale de stockage d'énergie par batterie maanaam ab bërëb boo xamante ni dañ fay denc énergie ngir ñu mën a am courant bu doy boo xamante ni dinañ ko mën di séddale ci gox yeeg goxaat yi mu nekk projet boo xamante ni mi ngi toll ci 20 milliards ak ñett ci suñu xaalis nguurug Sénégal moo ko taxawal ànd ci ak ay partenaires internationaux yu ci mel ni réewum Allemagne ñu jaarale ko ci KfW ak réewum France jaarale ko ci agence française de développement mun na tàmbalee dox nag ci weeru mars atum 2027. Touba FAO ak réewum Sénégal dañoo lëkkaloo daal di taxawal ab projet bu jëm ci xeex yàq ñam ak li nga xamante ni dañu koy bay di ko seetaan ba mu yàqu ndax amuñu fuñ ko denc mu toll nag ci 400 milliards ci at bu nekk ba tax na dañoo fas yéene tabax ay bërëb yoo xamante ni dinañ fa mën a denc ay ñam lu ci mel ne ay frigo ak yu ni mel. adjointe bu maire bu Kaffrine bi nga xamante ni ñàkk na bakkanam ci ay anam yu doy waar procès bi nag dañ ko doon amal ki nga xamante ni moo def lu ni mel daal dinañ koy daan 2 atu kaso yoo xamante ni daf koy tëdd ba noppi alamaan ko lu toll ci 40,000 ci suñu xaalis. lu tolloo ko 400 bateau lañu dajale bloqué leen foofule ci détroit d'Ormuz ñuy xaar ndigalu ko njiitu iranien yi ngir ñu mën a jàll ba mu des nag bateau yu États-Unis ak Israël ñoom moom dañ leen a tëjal buntu yi carrément loolu nag moo indi ay jafe-jafe ci àdduna bi ba tax njëgu essence bi daal di yokk ci réew yu bari yu ci mel ne réewum Pakistan ñoom dañoo yokk njëgu essence bi ba 40%. mbokk internet yi fi laa fas yéene yem ak yéen tey ci seen 3 minutes d'info di leen jox di daje ba suba incha allah ci yeneen xibaar. Bienvenue sur QNews TV, votre nouvelle plateforme d'information dédiée à l'actualité politique, économique et sociale. Des interviews exclusives, analyses géopolitiques et des débats avec des experts. Vous pouvez nous suivre via nos plateformes digitales. Abonnez-vous dès maintenant et restez connectés. Avec QNews TV, comprenez le monde autrement. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes digitales. La Reine de l'info, c'est ici. Abonnez maintenant.